jaajëf jërë ngeen jëf ci seen àndina ak la meilleure chaîne du net la chaîne des leaders Senbuzz TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen kontaane bu baax a baax ci seen àndina ak suñuy programme mbégte ak kontaante lay doon ci ñun aussi saa su ne ñuy janoo ak yéen mais aussi tey ñu fas yéene am jotaay ak ndaanaan boo xam ne dootuñ ko présenté mais yàlla def na bu ñu ko tuddee rek xel yëpp dafay dem ci Wally Seck muy suñu grand le grand Youssou Dieng moom la rédaction Senbuzz di am mbégte tey fas yéene partage ak yow plateau bi grand Youssou mais pour commencer forcément dinaa la jégalu bu baax a baax quand même c'est vrai que sonal naa la trop pour am occasion bi maa ngi la siy jégalu à l'avance mais di la gërëm aussi ci disponibilité bi. jërëjëf oustaz maa ngi lay fay di kontaan yow it ci sa teewaay. mais di la wax ne ñoo far. amul problème xam nga àdduna moom. ñàkk jot la ñuy ñaan. waaw donc ñàkk jot gi du dara lu dul ne ci liggéey. liggéey boo xamante ni tubaarkaal dañu bëgg fu ñu génnee rek. nit ñi gis ne ñoo ngi ci liggéey donc. loolu la rek waaye bu ci xajee rek dinañ fexe ba waxtaan ak askan wi. très bien rawatina la presse. merci beaucoup alors ça nous fait plaisir en tout cas mais pour commencer xam nga ni bu ñu nee mois de mars grand Youssou Dieng surtout le 14 mars dafa nekk bis boo xam ni melomaan yi dootuñ ko fàtte sénégalais yi dootuñ ko fàtte. ndax dañu perte loo xam ni je pense que sénégalais yi bés bu ñu xëyee rek dafay gën di leen métti. muy génnuk àdduna ki nga xam ni mooy Papa Thione Ballago Seck. ni ki démb mu nekkoon 1 an bi nga xam ne suñu borom jëlee na ko feeg léegi ban yëg-yëg la def ci yow grand Youssou. waaw wax nga dëgg mois de mars le 14 dafa doon bis boo xamante ni Sénégalais yi dootuñu ko fàtte. ndax dimanche bi ñu xëyee ñun ñëpp jot nouvelle bi kenn ci réew mi nekkul ci jàmm. kenn ci réew mi amul woon lu ko neex. et yamul woon ci réew mi dafa wër àdduna ndax Papa Thione dafa doon nit koo xamante ni ci xolu nit ñi dañ ko bëggoon. tout à fait ci ay woyam dañu xàmmee rek. di dégg baatam ci rajo bi. mu doon ndaanaan boo xamante ni Sénégal gépp ak àdduna ànd nañu nangu ne. ndaanaan la woon ci loolu mu doon def. muy musique ndaanaan la woon ci composition ndaanaan la woon ci ay woy ndaanaan la woon ci askanu ngéwél ak façon ba mu doon woyee. ba réew mi yëpp defoon ko ci seen xol. ñu dem bëgg a dégg ñu naan ko Papa Thione ay nit yoo xamante ne xamuñu sax fu ñu soso waaye baayoo ko moom it mu doomoo leen woon doonoon nit ku baax koo xamante ni. dafa oyofoon Thione dafa oyofoon man bi may gën a nekk xale dafa ma doon marqué may dox ci mbedd mi di dajeek moom dama doon dajeek moom benn dibiteri bu nekkoon ndeysaan usine ndeysaan dibiteri Taïf da nga fa doon dem di ko fa romb mais mu dalay daf ñu doon jaaxal ba ñuy xale Thione Seck ñaan Thione Seck la mi ngi nii taxaw bu rambaan ñëw suñu kër parce que doon ñëw suñu kër di seet sama pap léeg-léeg mu ñëw ngéwal di seet sama ay nijaay yoo xamante ni ay xaritam la ñu woon ñoom Ablaye Diagne sama ay nijaay ñoom Socé Fall ñoom Sumer Diagne sama ay nijaay yoo xamante ni ñoo bokk génération. d'accord donc mu doonoon nit koo xam ne àddunaam yëpp daf ko oyofaloon. doonoon nit ku amoon diine. très bien doonoon nit ku amoon kóllëre doonoon nit ku fonkoon njaboot tamit donc bu ñu xëyee mu doonoon suñu pap boo xamante ni dañu mujj miinanteeg moom dugganteeg moom di wax ak moom lu ne. bu ñu xëyee rek dégg ni suñu borom jël na ko day metti day metti tout à fait day metti waaye comme yàlla moom naale nañu ñuy nangu dogal yi yàlla ba mu ñuy waajal daf ci boole ñuy nangu dogal yi parce que dee yàgg na fi te du fi jóg c'est clair te ku yàgg ci àdduna rek oustaz di nga mus a jooy ku la jege ci lu wér waaw ku yàgg ci àdduna très bien di nga mës a jooy ku la jege. très bien kon gannaaw naxar wi ak mettut li beeg jooyu xol yeeg yu biti yi dañuy sant yàlla très bien waaw dañuy sant yàlla parce que créé na ay coon yu bëree bëree très bien moom Papa Thione waaw alors très bien je pense que lu am solo nga wax mais boo ñu doon jàngatal tamit quand même personnage yu Papa Thione ci li nga xamee ni aussi moom la doon def ci musique rawatina paroles yi nga xamee ni moom la daan utiliser quand même gis nañu ko boo gisee rek woy bi nga xamee ni mooy jigéen woy na ko fi woy fi tamit ndaw bu dee sa papa xëy na bala ngaa xam li sa waajur di daj et cetera mu nekkoon parolier quand même sur la musique sénégalaise lan nga jàpp ni Youssou moo mayoon loolu Papa Thione. waaw lu ko mayoon d'abord mooy alxuraan waaw Papa Thione composition am yëpp base bi alxuraan la. c'est clair. boo déggee ay woyam loo ci dàq rek ci alxuraan lay dugg. deuxièmement mu am formation bu amoon solo dégg naa ko ci ay kàddoom mu ni Ablaye Mbuub moo ko jàngal riime mooy am facilité topp dendale ay baat. d'accord di ko tegle te muy neex a dégg parce que Ablaye Mbuub
c'est la bibliothèque. surtout ci musique traditionnelle. époque boobu ak moderne. ah bon waaw parce que Ablaye Mboup bokk na ci ñu moderniser musique. ba mu jógee ci panaal yi jógee nekk Sorano après gis nga ni dafa mujj intégré Baobab Baobab. d'accord moderne yi ñu njëkk a def ci kàllaama olof def ko ci rythme mbalax bon ci woyu sénégalais. mais accompagné de la musique cubaine. Ablaye Mboup moo ko doon def. après mu dellu Sorano ba ni ko yàlla jëlee tubaarkàlla ba muy dem Sorano sax ci la jël Papa Thione yóbbu ko Baobab donc nit bu fekkee ne booy bind woy da nga jiital ci sa woy éduquer il faut que ngay respecter li ngay bind. te Papa Thione woyam base bi moo doon éduquer boo xoolee titre am yëpp day jàngale. njàngale boobu mu doon jàngale nag sukkandiku ko ci alxuraan. moo ko mayoon mu am boobu capacité d'écrit. d'accord kon bokk na li ko yombalal amoon na benn alxuraan boo xam ne alxuraan rek la. d'accord bu ma ko fekkaan mu toog loolu laa koy tooje ma ne ko sekk bi la yaa mën a bind yaa mën a way. ndax mbind ma. ñoom seen bind dañ doon bind way mu doon du début à la fin lépp dañ koy bind ba mu jeex. contrairement ak léegi nga xam ne xale yi ay proverbe la ñuy dajale rek absolument certainement loolu dinaa si ñëw yow sax ay proverbe la ñuy dajale. tout à fait. ak xool nu mu gën a naayisee nu mu gën a yombee ñoom amoon nañu ambiance sax mag ñi. Papa Thione ambiance. bokk na ci ñu ko njëkk a incarné ci musique sénégalaise. boo xoolee rythme la woon bu am ambiance. d'accord mais terewul paroles yi nag da doon touché. d'accord parce que loo ci dégg rek boo ko daaxee mu dem ci alxuraan. d'accord waaw. très bien alxuraan moo doon base. très bien alors musique am wax nga ko daanaka mën nañu wax ni moom suñu Papa Thione Ballago Seck lépp ay paroles la yoo xam ne ay paroles yu doon éduqué la yu daan am aussi avantage njëriñ la pour société bi mais bu mën a doon laaj tamit beneen côté ci ki nga xam ne ni mooy Papa Thione ñu bari di gis ni quand même dafa jullite woon trop par rapport ak musique bi muy def maanaam niruwul woon quand même li nga xam ne ni moom la musique laa joon loolu tamit waaw xam nga loolu nag oustaz Sénégal ñoo diaboliser musique rek ñoo ko banaliser rek. d'accord mais musique ci àdduna la bokk musique composition la boo xamante ni tout est divine. foog gars yi def très attention instrument yi composé musique sax li ko tax a jóg mooy sàbbaal ndax di nga gis suñu mbokki naar yi. ñoom léegi dañu concentré wu musique bi ñuy def yëpp yàlla lañ ciy way ak yonent bi. te boo déggee instrument yi fa muy nekk ak mélodiquement ñoom fa ñu ne da ngay comprendre ne lii lu am maanaa la ci musique. très bien léegi Thione man damay wax chaque jour ne comme tout Sénégalais tous les Sénégalais nu ñu jàppee musiciens yi mooy que ne nitu àdduna lañ leen jàppee. c'est vrai que mais contrairement ak Papa Thione parce que nga baal ma grand mais Papa Thione nga baal ma ci wax ji mais pour mu solo sax normal moom laay bëgg a wax moo tax nit ñi war a def attention dama doon wax Papa Thione musique nattu la bu ko yàlla teg. d'accord bu dee Sénégal dañ jàppee ne musique am po rek la damay wax ne moom musique bi nattu la. nga xool Papa Thione sur scène. il ne danse pas. surtout. du fecc. bu taxawee. position bu muy taxawee sax seen nanguwu ko mais moom dafa adapté ak nature am da ngay gis mu jékki-jékki taf benn baaraam bi ci noppi bi c'est pour concentrer wu xam lépp li nga xamante ne instrument la ca ne ci ginnaawam mu koy contrôler bu wàccee scène bi doo gis woykat doo gis musicien bu wàccee scène bi nit ku ragal yàlla ngay gis boo ko fekkee këram ku am imaan ngay gis boo ko fekkee këram ku yar njabootam ci ñuy julli la nga xool doom yi mu am ak ñim leen tudde nga xam ne yàlla lu ko ñoroon la d'accord mu mel ni loolu tamit dafay wane beneen dimension spirituelle boo xam ne yàlla defoon na ko ci moom parce que ma fàttali ni doomam yëpp macha allah ay saxaaba la leen tuddee ay saxaaba ak yonent bi voilà donc dafay wane ni muy góor nag jigéen ñi aussi góor ak jigéen Aïcha subhanallah Faatumata bintu Rasul Aboubacar Sadiq Seydina Alioune karumala wajhoo Seydi Aboubacar Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne
ñu nu war di def ci ñoom attention la parce que l'apparence est souvent trompeuse. est toujours trompeuse. D'accord. donc nit ñi nañu dellu xam ne musique bi ñu def métier la te métier amaana nit moo koy tànnal boppam sax waaye lu ko def ci sa xol ba nga tànn ko yàlla la ah donc di def musique ne veut pas dire safaanu ah te da ngay gis nit toog ci gàmmu di jàngale ci diine ba yàgg mu jël xisa ci wayu Thione Seck ndax boo déggee mi naan jullee la war jàpp dem jàkk lu waay du wuyoo da koy nduru borom kër du fo sëñ Mamadou Laay korog ba mu ñëwee ci dëj bi dafa ne ndax sëriñ wax na lu ëpp lii nga dégg ko mu ne àddunaa ngi nii tekkiwul dara lu mu la may rek ci sa moroom la ko jële sax yi ci biir suuf tey dundee néew ci biir suuf xanaa ñoom duñu woor ay composition yoo xamante ne bu ñuy toog fii ba suba di ko wax duñu fi jug te bu ci nekk boo ko déggee mu jàngal la jigéen juy foo ba am doom dem sànni mbalit mbaa nga rey mu dee kiyee bon kiyee soxor bi doom ëllëg bu dee fayu te loolu mën nañu wax ni dafa mel ni jamono jooju sax fréquent wul woon yooyu léegi la raw léegi la dafa mel ni jamono waaw loolu mooy way xam nga bind way li tax boo gisee mu am njëriñ mooy boo ko bindee dafay doon ay titres yoo xam ne c'est éternel day ànd ak jamono junne boo tegee wayu Thione Seck day mel ni jamono jii ñu toll moom la daan woyal bàyyi ñëpp la sama yaay ji du ma ne maa fi gën yaay waaye mun naa waat ne kenn gënuma yaay mais way na ko ba mu def 10 ans way bi soog a def way bi soog a doon bomb d'accord tu vois daf ko reprendre aat wayaat ko même doomu baay aussi yeneen ak yeneen voilà donc je pense que éducateur la woon moom Papa Thione amul kenn koo xam ni aussi di nga ko naatable ndax ay paroles yi mu fi bàyyi chaque jour ay message la yoo xam ni ndaw ñi mën nañ ci bénéficier au grand Youssou alors mais bu ma la doon laaj mbetteel la quand même jour bi nga xamee ni Sénégal yëpp yeewu nañu dimanche boobu ñu ne Papa Thione Ballago Seck suñu borom jël na ko biñ la annoncé loolu sa xel ci lan la dem loo xam ne mbébétoon nga wax ko ak moom wala ci loo xam ni jotoon nga ko wax ak moom biñ la ko tàggee sa xel ci lan la c'était waaw métti woon na trop parce que man jour boobu la veille nelawuma dama nekkoon studio 6 heures laa tëdd bi ma tëddee 6 heures 7 heures et quelques 8 heures sama téléphone sonné muy Papis Sané bi nga xamante ni moo doon son attaché mu ne Papis le temps que may jël mu coupé mais naka laa gis mu def Papis et man d'habitude sama téléphone dama koy fay mais jour boobu xaw ma lu xew ba fayu ma ko ma ne Papis heure bii lii de du jàmm ma rappelé Waali wuyu ma ne Waali noonu laa ko waxee Waali ba jàmm la mu ne man Papa Thione de yàlla def na lu gën ndeysaan subhanallah Allahu akbar noonu laa jógee moom Waali si boppam moo la ko am Waali moo ma ko wax waaw Waali moo ko wax boobu moom mi ngi hôpital ma ne ko foo ne mi ne ma maa ngi nii Fann ci laa jóg fekk ko Fann ndeysaan mu brave moom it macha allah doon mat li mu doon mais dafa metti parce que li ma metti mooy xam nga Sénégal bëgguñu nit ñuy ànd bëgguñu te ànd ak borom barke dafa metti waay ànd ak ku siiw dafa metti ndax bu la yàlla nattoo ba ngay ànd ak ku siiw bu defee musiba ñu ne yow la bu defee njàmbaar ñu tàcc ko bu juumee ñu jiiñ la ko ñi ànd ak moom la ñuy wax duñ ko wax dëgg te fekk demewul noonu waaye bis Papa Thione daf ma woo téléphone ndeysaan ne ma Youssou maa ngi lay seedeel ni ku la bëgg laa moom Papa Thione billaahi wallaahi billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa ma ne ko waaye Papa Thione bu ma daaneel waaye mi ne ma déglu ma man lu ma yëgul duma ko wax lu dul dëgg ci man duma ko wax waaye maa ngi lay seedal ne ànd bi nga ànd ak Waly di ko jàppale artistiquement noonu la ma ko waxee di ko jàppale artistiquement lu ma neex la parce que moom dafa bëgg la musique traditionnelle boobu dafa tombeek ñu def Mali Sadio mooy morceau bi Waly woy ak Cheikh Niane mu seetaan vidéo bi automatiquement woo ma
wax ma baat yooyu. ba pare ne ma fi nga ko jàpp foofu la ndax Wally dafa war a way traditionnel ndax traditionnel ndonoom la. d'accord donc muy baat yoo xamante ni. peut-être moo ko déggul woon ci Papa Thione mu wax ma ko du ma gëm ni sama ànd ak Wally neex na ko. neex na ko tëgg la contrairement ak lu ñuy dégg. ci biti donc baat yooyu nga xamante ni échangé naa ko ak moom bëri na yu ma doon wax ak moom d'accord parce que dama doon jékki-jékki dugg ca kër ga. man ki ne sama mbokk. Diouf jëlal ki ne Diouf la maman de Wally mooy sama mbokk moom bokkeek man ci côté yëpp. d'accord mais daan naa dugg ca kër ga yéeg di waxtaan ak Papa Thione te kin ne sax du ko yëg. parce que dama doon regretter li tax teelu ma ko miin li tax teelu ma ko fréquenté. te saa yoo yéegee lu mu bon di nga fa jële benn leçon boo xamante ni dina la jëriñ ci sa àdduna. d'accord te dafa bëggoon waxtaan. dégg naa dafa ouvert moom boo kum gisaan rek bëgg na. mais contrairement ak lu nit ñi di foog Papa Thione leneen la boo toogee ak moom lu mu gàtt dina la tooñ dina la drailler dina fexe ba nga miin ko dina fexe ba nga ñeme ko. et dina la conseiller ci àdduna. dafa am un bis ma fekk ko ci kaw ñuy waxtaan mu jékki-jékki rek ñu jékki-jékki courant coupé naka la courant coupé rek naka la coupure bi am. groupe bi déclenché. bi groupe bi déclenché ndeysaan. mu ne ma gis nga de kër yëpp coupé ngéwél di tàkk. subhanallah bu doon nit koo xamante dafa amoon jom. d'accord waaw dafa amoon jom ci njom googu la yar njabootam. très bien ci la dunde. ci la dëggal boppam ba Sénégal gépp respecté ko. très bien kon nit ku amoon valeur. très bien alors bala ma avancé bala maa génn ci point boobu grand Youssou ban moment nga regretté nga xam ni toog nga ni vraiment demu Papa Thione Ballago Seck tey jii sentir naa ko ci bi mu demeek léegi moment boo xam ni quand même dund nga ko nga gis ni quand même absence am feeñ na jour boobu. oustaz chaque jour que je fais. bis bu yàlla sàkk. may jékki-jékki na ñun sàggat nañu ba Papa Thione dee na ma yàlla baal. fan la lay arrivé boo nekkee ak Wally nekk studio mais wala à tout moment parce que. dafa doon nit koo xamante ni xamuñu ko woon. xam nga dund ak nit te xamoo ko dafa metti te jege kii raay la boo xoolee àdduna li ci gën a metti mooy ñi la gën a jege boo deful ndànk doo leen jëriñoo ñi la gën a jege te amal la njëriñ war la mën a amal njëriñ da ngay jege gi ñu la jege daf lay day muur say bët ba doo ko jëriñoo. tout à fait. léeg-léeg ñu nekk studio ma bëgg jaarale ay composition Wally ci démb dama wax ay waay Papa Thione day bu fi nekkoon lii duma ci sonn. mais bàyyi na fii Papa Thione demul ses œuvres sont là. tout à fait. demul ses œuvres sont là boo ci déglu ak musique bu mu mën a doon. boo dégloo Papa Thione dina la orienté dina la teg ci ligne boo xamante ni boo ko wàccul li nga bëgg di nga ko. très bien alors très bien muy le grand Youssou Dieng di koo xam ni miin nañu taxawaayam rawatina tamit li nga xam ne mu ngi koy liggéey jëmale ko ci culture mais aussi bu ñu ko tuddee xel yi dina dem ci ki nga xam ne mooy le golden boy de la musique sénégalaise Wally Ballago Seck. alors bu ma la doon laaj par rapport ak carrière Wally ginnaaw bi nga xamee ni waajuram dem na ba léegi donte ni du lu bees quand même mais ñu bari dañ sentir ni xëy na Papa Thione doon na koo xam ni mënoon na ko appuyer ba ci kanam mais manquement wu Papa Thione aussi feeñ na jamono ji ci li nga xam ne mooy parcours am ndax loolu mën nga ñu si indil ay leeral grand Youssou. waaw Papa Thione nag dañu koy saa ñu xëyee dañu koy ñaanal waaye dañu koy gërëm parce que Papa Thione dafa tàggat Wally ci indépendance. dafa tàggat Wally ci lijjanti boppam. d'accord. nit ñi dañu wax daf ñuy forcer doomam fekk déedéet. c'est vrai que toll na moment loolu lañ doon wax. waaw te moment boobu loolu je pense que jaar na nga leeral ko dégg naa yëgul woon sax quand même. que booy bi mi ngi lancé wu nit ñi comprendre ñu que ni. d'accord. Papa Thione moo Wally lu mu am Papa Thione la koy gërëmee parce que moo ko forgé ci scène bi la njëkk a commencé day jékki-jékki fekk ci scène bi ne ko yaa ngi dégg sa bopp li ngay woy baaxul de au début am na ñu doon wax mais Papa Thione lu muy def nii moom tamit nag lii kenn du ko def mais xam naa ne dafa yëgoon ni bu ma ko deful nii du baax def na ko 3 reprises fii ci Sénégal am na ci boo xamante ni yéeg na di way ba musique bi commencé mu yéeg arrêté musique bi nit ñi di tàccu mu ne leen kii ngeen di tàccu defu fi dara lu baax ba ngeen di tàccu mais tu imagines publiquement ngay corriger d'accord. koo xamante ni nit ñi moom lañ ñëw di seetaan mu def ko ay yoon am na boo xam ne fekkee naa ko c'était à Paris mu Wally commencé way mu yéeg ci scène bi arrêté musique bi na ko yow yaa ngi dégg li ngay way d'accord. donc noonu mu ko forgé Wally événement yi mu am yëpp Papa Thione xam nga lan la ci doon am.
bis sàngam la heure sàngam la moom Wally mooy dem lijjanti ay fonds wu boppam mooy dem gis ak ay nitam yu ko war a jàppale mooy dem ci ñi mu yaakaar ne war nañ ko mën a jàppale financièrement mu wax ak ñoom ba ñu jàppale ko ba mu taxawal lépp lu mu mës a bëgg taxawal donc Papa Thione moo ko yar ci loolu moo ko teel a xamal ne ko musique dara yomb ci du mit appareil yaa ngi ci kër gi matériel baa ngi ci kër gi rek da ngay ñëw da nga koy utiliser comme ni mu la neexee déedéet même pour mu génn sax da ngay fay musiciens yi da nga leen di fay Wally commencé na di jouer soirée penc mi bi mu beroo commencé di jouer ba dafa wax carrément ok dinaa la bàyyi nga commencé def say soirée amul benn problème penc mi c'est pas grave dinaa la ko jox gratuitement mais musiciens yi da nga leen di fay mi ngi door a commencé barke alxuraan Wally mi ne ko musiciens yi da nga leen di fay Wally na ko papa balaa ñuy yéeg sax ma fay leen donc Wally allait se débrouiller fexe ba musiciens yëpp mu jox seen cachet Papa Thione pour assurer ko ne ko risque du am. Très bien. Et c'est comme ça que il a grandi. C'est comme ça que. alors muy lu am solo mais xam nga ni depuis mu lancé carrière ba léegi macha allah askan wi bëgg nañu ko mu ngi def liggéey bi am solo aussi moom Wally mais bari na polémique quand même miin na ki nga xam ne mooy Wally ak li nga xam ne jot na ko doxal ci carrière am ndax yooyu bu amee souvent benn inquiétude dina am yéen staff Wally ba ngeen woo ko amal waxtaan benn dialogue de crise wala coow yi bu amee da ngeen di bàyyi. ñun duñu xaar coow am pour ñu def dialogue de crise. mais coow yi nan ngeen koy dundee parce que ñun on est en famille. on vit en famille. suñu ambiance on a une ambiance interne au sein de Faramareen. On est toujours ensemble chaque jour ñooy nekk et on est connecté xam nañ li xew ci réew mi. D'accord. li xew yëpp xam nañ ko. mais daf ci bëri lu ciy am te du dëgg. xam nga polémique bu fekkee ni du dëgg yow nga quitte ak sa conscience que ne lii du dëgg. du la jaxase. D'accord. On va juste lui dire que ne lii bu ko lijjanti. lu am la mu ne déedéet. mu leer ñu ne du lu am. mais on zappe. D'accord. waaw amul benn problème. D'accord. yi nga xamante ni am na it tamu koy metti mais da ngay jël yi neex yi la yàlla defal nga muñee ko yu naqari yi la nit ñi di def. Oustaz Wally gënu fi kenn. daaxu fee way njëkku la way ci réew mi bu ko réew mi defee ni ñu ko def bëgg ko. def ko ci seen xol yi Sénégalais yi bëgg ko ba won ko ñi nga xamante ni bëgguñu ko mais di ko fësal di ko tooñ di ko def loo xamante ni ñëpp ñu ngi ci tëgg bët te kenn waxu ci mais du ñu def lu dul ñun ñu mat gu dey ni ñu surmonter ko. D'accord. parce que àdduna li neex yëpp dajewul. Très bien. alors mais lan nga jàpp ni mooy li waral quand même Wally je sais pas mu neex a tooñ lañ koy waxee wala mais mu bari aussi. ay kàddu yu tuuma yoo xam ni yéen doonte ne ay tuuma ngeen ko jàppee. yoo xam mais c'est parce que du dara lu dul ça marche. xam nga boo nekkee ci mbir nga bokk ko ay nit. Oustaz muy dox ci yow te doxul ca ña ca des. bu ñu gàttee xel dañuy defe ne yaa tax. C'est clair. dafa am nit yoo xamante ni. lu leen metti rek jot dañuy defe ne nit a leen ko teg. wala yëf yi bañ a neex ci sa côté ba nga yaakaar ne ka mu neex ca wetam moo tax neexul ci yow. te lépp di jóge ci yàlla. mais am na ci polémique yoo xam ne certainement moom Wally du ñàkk am na ci responsabilité grand Youssou wala. comme ban. je sais pas moi man dama lay laaj rek. du ñàkk certainement parce que l'histoire yu bare bari. bi ci gën a récent mooy li nga xamee ni amoon na ci stade bi. ñu bari ñu ngi doon wax ni certainement mënoon na du polémique boo xam ne sax jaroon na soppeem yeeg yooyu di ko wax quand même. moom it génnul def déclaration pour wax ci yooyu. ñiy génn ci vidéo yi di wax Wally xamu leen nit ñi ngi tooñ Wally. man dégg nga ma wax ci stade bi. woo naa la sax nga ne ma. ne du ma ci wax. absolument. tout à fait. Ndiago Euro wax na ci. tout à fait non vraiment. Amady Badiane wax na ci. c'est clair. Papis Ndiaye wax na ci. mais Wally mun na contrôler son staff. mais il ne peut pas contrôler ses fans. D'accord. parce que fan yi ñoom moom seen bopp seen opinion bopp ñoom ñoo ko moom Wally moomu leen xamu leen demlantewul ak ñoom. séqul ak ñoom loo xamante ni da leen di woo sax naan leen bu leen wax. mais Wally aussi du wax. Très bien. parce que moom ci boppam xamul li xew. D'accord. Très bien. man du ma wax. parce que wax fa dëgg yàlla xamuma li xew. D'accord. yàlla moo tuddoon ne peut-être Wally du jouer ci stade ba c'est pas du lu extraordinaire. organisation la woon boo xamante ni c'était la première fois muy xew fii ci Sénégal ñu dem ba foofu organisation bi jaxasoo nit ñi bëri peut-être
ñi waroon teg yëf yeeg ñi ko war a doxal juum nañu wala ñu am problème bu am ba yëf yi amul. mais Wally wàcc ci scène bi. correctement mais lu tax mu métti ñëpp mooy dafa def effort bu bari quand même. pour jour boobu Wally malgré tous ces efforts. on lui ñu ngi koy accuser di ne mais lan lay wax malgré tous ces efforts. y a des gens qui disent même que ni dafa boudé. d'accord alors que. Wally était dans son loge. à partir de 17h. ñu ngi ci stade bi. d'accord 17h ba 20h. très bien ñu ngi ci stade bi. alors muy la am solo ci loosam lañ ko fekk ne ko Moussa Seck gis ngeen image yi. très bien tubaab bi jiital ko mu yéeg ci kaw scène bi. mu yéeg li xew ci. très bien tubaab bi yéegaat ci kaw fekk ko fa ne ko Moussa Seck désolé on a un problème technique il faut descendre mu wàcc il a fait le tour de l'stade nuyu nit ñi ñibbi correctement. d'accord donc mais merewul kenn ñi koy Wally accusé wul kenn encore une fois ñi ngi koy tooñ. ku wax ne Wally dafa accusé kenn wax fa dëgg yàlla. Wally accusé wul qui que ce soit. d'accord merewul ku mu mën a doon ci àdduna. tout à fait. yëf yi ba mu paasee la ko fàtte mais mi ngi ci leneen mi ngi liggéey. mi ngi liggéey d'accord amul pour di génn di wax Wally bu génnee wax ñu ne jarul muy wax. tout à fait bu waxulee ñu ne na wax. waa réew mi fu nit di mucc. alors très bien grand Youssou Dieng la grand Youssou Dieng Sala xam ngeen ko bu baax a baax à travers li nga xam ne mu ngi koy liggéey si culture di koo xam ne aussi je pense que ñi bëgg Faramareen musique yëpp bëgg nañu ko ndax liggéey bu rafet bi nga xam ne ni mu ngi koy appuyé kii nga xam ne ni mooy Wally Ballago Seck bala maa dugg si deuxième partie bi grand Youssou Wally lan la mas a wax ci loo xam ni mas na ko dund ak papam loo xam ni marqué na ko mu nekk loo xam ne partagé na ko ak yow ci lim dund ak non bëri na xam nga Wally moom ban anecdote rek nga ñu bëri na xam nga moom tubaarkàlla dafa doon nit koo xamante ni dafa am jom Wally dafa am jom dafa teel a gëm ni sama papa am na warul tax ma am sama papa mooy Thione Seck warul tax ma koy tiitaroo dafa ma ne grand Thione Seck moo ma jur mais doyul pour ma àgg fi ma bëgg àgg ci musique ma kooku il est conscient que ni maay doomu diw rek doyul. moom mas na la wax loolu. waaw mi ne ma Thione Seck moo ma jur rek doyul. très bien. Thione Seck moo ma jur maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax mais doyul dama soxla leneen loo xamante ni dina tax ma mën a. àgg fi ma bëgg àgg ci musique. et Thione avait compris ça. très bien. donc nit la koo xamante ni dafa teel a. mel na ni dafa teel a gëm ni waajur yi dañuy gunge rek waaye duñu àgg. très bien comme waajur yi dañuy gunge rek waaye duñu àgg nag ñun ñi nga xam ne ñooy njaboot gi dañuy war a fexe góorgóorlu ba bokk ci ñu ñuy yaakaar ñu gunge leen te ñu nit duñu àgg. tout à fait waaw gunge bi moom. waaw kenn du àgg. très bien waaw donc boo amee njaboot rek fexeel ba yar leen. ci ñu gëm ni. war nañ mën a demal seen bopp bise ngi ñëw doo fi nekk bise ngi ñëw duñ la gisati. très bien alors muy la am solo mais grand Youssou xam nga ni am na beneen casquette boo xam ne askan wi tàmm nañ ko ci yow depuis ñu découvrir la fi nga xam ne ni mooy infidèle may fàttali ni rek damay profito ndax jot ci yow aussi yombul c'est vrai que depuis infidèle lu jiiti lu sax jéem naa la jot quand même mais mënul woon possible alors infidèle nga amoon ci taxawaay bu am solo donte ni c'était la première fois ñu gis la ci li nga xam ne ni mooy cinéma fii ci réew mi mais sa taxawaay am solo dernière saison bi ñu bari di laaj absence au grand Youssou Dieng waaw mais xam nga man binduma Ibou Guèye mooy bind mooy réaliser mooy créer histoire 2 saisons yëpp maa ngi ci woon tubarkàlla 2 saisons yëpp première saison bi casting la ñu woote ma dem tubarkàlla profil bi ñu gis ne mën naa ko def ñu gelé ma ko première saison beeg 2e saison bi ma ñëw assuré ko léegi ñi ngi ci 3e saison. xamaguma lan mooy am xamaguma je sais pas xamaguma lan mooy am. mais certains disent que dañu annoncé woon ni Booba mooy décédé. alors au final. waaw ma dëpp scénario xam nga Ibou Guèye moom ay yëfi jinne la bëgg. xam nga Ibou ndaanaan la mi ngi ci daal di bon. commencé nañu xamaguñu lan mooy xew wax fa dëgg yàlla. donc kon problème amul sa diggante ak événement. non mais lu tax sa absence parce que ñu bari dañ ni sa génn ci série bi annoncé woon ko woon Booba lañ génn lañ annoncé woon. mais problème alors mais pourquoi scénario bi au final. Ibou il est comme ça Ibou Guèye il aime moom di créer lu bees. d'accord donc génn guma bon jéewa guma mais génn guma ci film bi ci Ibou Guèye la des. d'accord xaw ma ndax damay génn xaw ma ndax du ma génn mais amuñu benn problème semaine passée rek maa ngi jokkoo ak waa Evenprod Cheikh
Assane que je salue de passage grand Thier Ibou Guèye sama xarit la vautour bii muy joué liggéey naa ci lu bëri dañuy liggéey onde de caméra d'accord très bien donc man awma benn problème ci ak ñoom amuñu benn problème samay xarit lañu Ibou nit ku ma bëgg la ku ma respecté vautour liggéey naa ci lu bëree bëri joué naa ci sax joué naa ci ci li nga xamante ni dafa ko war a def mu war a génn yu ci bëri daf may woo ñu ciy waxtaan parce que xam na ne man cosaan daf ma neex bu may wooyee tamit ma conseillé ko nañ def li nañ def nii defal lii et bi mu ko defee macha allah ça marche hyper bien ma ko ciy félicité di ko nuyu di ko encouragé tamit très bien alors mais grand Youssou ñu bari gis ni tamit de plus en plus quand même li di infidèle ay message am dafay gën a quand même nekk loo xam ni éducation da ci manqué ndax gis-gis boobu nga ci am rawatina aussi depuis ñu lancé vraiment li nga xamee ni mooy dernière saison bi ñu bari dañ gis ni quand même depuis le début li ñu doon xeex ba léegi moom la infidèle di indi ci société bi. non peut-être c'est sa façon d'éduquer éducation méttu ci ñàkku ci. c'est sa façon d'éduquer. Ibou avait écrit d'autres séries yoo xamante ni du infidèle est-ce que nit ñi ñu ngi ko doon seetaan est-ce que nit ñi bëgg nañ ko comme ni ñu bëggee infidèle. mais infidèle malgré tout. elle est suivie gars yi dañ ko bëgg man léeg-léeg ma dajeek ay responsable kilifa yu mag a mag a mag yàggul semaine passée dugg naa ci taxi ki ma jël il a plus de 60 ans mais mu kalaf nit ku yiw mi ne ma infidèle du ma ko raté parce que dama ci gis loo xamante ni saa yu ma ko seetaanee daf may leer ne lii luy jàngale la. Donc chaque personne a sa façon d'éduquer, a sa façon de communiquer, a sa façon d'alerter. Tu vois man gisuma ni dafa manqué éducation dama gis ne rek ñun Sénégal ñoo tàmmul gros mots ci télé. Et gros mots yi mi ngi ci mbedd mi ngi ci kër yi. donc naxaate boobu nañ ko bàyyi. mais est-ce que tamit nit ñi ñu ngi koy suivre rek ça veut dire que baax na war nañ ko jox askan wi aussi grand Youssou. mais askan wi le fait que ñu ngi suivre c'est parce que mais neex na leen d'accord lu leen neexul duñ ko seetaan. c'est clair d'accord très bien alors bala maa jeexal xam nga ni 2021 bi nga xam ne génn nañ ci bu ma juumul am na polémique boo xam ne tamit daloon na sa kaw ki nga xam ne ni mooy Youssou Dieng ak Bintou Thiam doonte ni man ak yow wax nañ ci téléphone alors mais polémique boobu jusqu'à présent ndax am na ci loo xam ne quand même dund nga ko ci loo xam ne métti na la pour ma jeexal. waaw metti am na lu ma ci metti am na lu ma ci neex. li ma ci metti mooy le fait que ay nit yu ma xam sama jikko xam may kan doon gëm ko. te loolu am na ci. loolu moo ma metti oui am na ci. ah oui am na ci oui même au sein de ma famille. oui loolu mooy li ma ci metti mais li ma ci neex. mooy ñi ma sori te di ay sénégalais. gëmuñu ko. dafa tax ma gëw ma ne woon ni xaw ma woon ne sénégalais yi tollu naa leen foofu donc loolu mooy li ma ci neex. d'accord ay nit ay kilifa ay kilifa diine jóge Tiwaawan Tuuba wër sama numéro ba am ko. sëñ bi lii ñu dégg ndax xanaa du wax ñu rek ne du dëgg. ma ne leen billaay du dëgg ñu ne alhamdulilahi rabil alamina. d'accord ak nit ñoo xamante ne xamuñu ma sax. mais jugé nañu ci seen commentaire ne non kii ni ñu ko xamee lii du dëgg. très bien donc li ma ci metti mujj na maa neex. d'accord alors grand Youssou Dieng donte ni bëggoon naa waxtaan ak yow lu gën a yaatu lii mais maa ngi gis ni xam naa sax nekk goo ci activités yi ndax maa la tënkoon mais pour jeexal amoon naa mbégte vraiment grand Youssou am ak yow partage bi. fii la vraiment amoon naa mbégte bu baax a baax. fii la ëppee jërëjëf fii la ëppee ñi nga am contentement bu baax a baax di nuyu sénégalais yi di leen ñaanal jàmm. merci beaucoup weer yi ñu ne di weeru jigéen ñi ñu ciy sargal képp kuy jigéen di ci jiital suñu yaay. di ci jiital suñu ay soxna di ci jiital suñu ay doom ak suñu am di jàmm. di leen wax ne jigéen moo nàndal àdduna yokk leen xam ki yéenay kan. yokk leen gëm ne yéen a ñu war a tubaarkàlla jubal yéen a ñu war a baaxal. très bien donc ñu ngi souhaiter une bonne fête à toutes les femmes du monde. rawatina yii di xëyee Sénégal waaye di gërëm Sénégal gépp di leen ñaanal. ñi nga xam ne dañuy xëy di ma béggee di ma gis rek di ma wax Youssou Dieng sopp naa la. maa ngi leen di wax ne maa ngi gën a sopp te maa ngi rafetlu seen mbëggeel ci man di leen delloo googu mbëggeel. di leen wax ne ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. ñi nga xamante ni tamit ñi ngi suivre artistes yi. di leen béggee ñu gën leen di jàppale.
te xam ne artiste amul lu dul ku ko jàppale te jàppale artiste bi du xeex du xuloo calme leen Faramareen day dal Faramareen day am maanaa Faramareen day silwise bu leen saaga bu leen xeex bu leen xuloo Wally dafa law leen ko de Wally saagawul kenn Wally wax fa dëgg yàlla ku ko waxal jikkoom xam ne doxul ci dara yi fitna Lat Diop déggeen bàyyi di ko ñaanal jàmm moom tamit di leen wax ne mi ngi préparé yu am maanaa yoo xamante ni incha allahu rabbi bu egsee dina leen neex ak Wally Seck waaw ak Wally Seck ci loolu la nekk Wally ci loolu la nekk ça fait depuis mu jógee ci coowu stade ba Wally amul jot sax billaahi suñu mag yàlla may ko xolu muñ tubaarkàlla mi ngi wuutu coon ci njaboot gi te dara ñaawul yàlla na yàlla saxal taxawaayam yàggal ko fi moom it may ko dal bi nga xamante ni am na ko sax waaye yàlla na ko yàlla yokk te yàlla sàmm njaboot gi teg ko loxo Wally tamit yàlla suturaal ko yokk ko may jàmm inchaallah yokk ko may salaam ndax bu ko amee rek ñu am ko te buñ ko amee ñu wër am ko Sénégal am jàmm yàlla na jàmm yàgg ci réew mi njiitu réew mi it ñu koy ñaanal jàmm réew mi yëpp gas na ko waaye njort nañ ne bu ko suulee mu rafet yàlla na ko yàlla may mu suul ko ci jàmm ak salaam travaux yi àgg opposition bi ñëpp am jàmm ñu jongante xëccoo mais ci jàmm rek inchallah 0-0 waaw non à la violence na jàmm rek non violence waay très bien alors grand Youssou Dieng la woon sur la chaîne des leaders Senbuzz TV ñu doon am mbégte ci am ak moom jotaay di leen jox dig daje ci lu yàggul ak beneen invité fi amaanillah